jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës kuréelub syndicat bi ëmb liggéeykat yu collectivité territoriale bu Sénégal nag daal dinañu rek yëglu ne ci grève lañu jëm niki àllarba ji nag ñu ne daanu jébba rek jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum xëy mi nag li nga xamante ne moom la ñu nas mooy banque seen yoxoo ci liggéey bi ndax dañu gis ni ba nëgë ni nag am na ay yeexital yoo xamante ne def nañ ko ci seenu mbir mu mel ne kon dañu leen a ñàkk faale ñoom liggéeykat yooyu yeneenub liggéeykat yu ñaxtu ci wàllug wér-gu-yaram la muy association interne ak ancien interne des hôpitaux bu Sénégal ñoom it nee nañ ci grève sax la ñu nekk ñoom ba noppi ndax ñetti fan la ñu wax ne dañu koy banque seen yoxo duñu xëy tey nag demoon nañu ba ci kanamu njëwriñ ji dénk wàllug wér-gu-yaram ngir wane seen naqar ñeent fukki at a ngi nii nag mu am loo xamante ne dana koo xaatim ci texte waaye ba nëga ni kenn jëfewu ko fulaalu lu leen ci seenub liggéey. Beneen ponk ci biir xibaar yi mujj naa wuy ji section gendarmerie section recherche bu gendarmerie moom moomee di Bougazeli Seydina Fall gannaaw nag ba nga xamante ne ñaari yoon kon wuy jiwu ko tey nag wuy ji na ëllëg it dana fas yéene wuy ji la mu wax nag bokk na ci tawat boo xamante ne defoon na ko moo waral wuy ji win di ngeen dégg kenn ci avocat yi koy layal mi dis ni tey nag la am ñetti at gannaaw ba ñu ko fàtte moom Fatoumata Matar Ndiaye ci fàttali mu nekkoon juróomeelu vice présidente bu CSE nekkoon nit coordonnatrice jiite jigéen ña nekk ca Pikine jigéen yu Benno Bokk Yaakaar ba nëga ni njabootam ña ngay laaj rek yoon dox ci loolee ndax kañu jàpp ni moo ko boom mi ngi ci kaso ba nëga ni kenn atteegu ko Umaro Sissoko Embalo kooke nag di kenn ci candidat yi fas yéene xëccoo réew ma Guinée ñu war ko def nag présidentielle yooyu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi ñu nekk moom nag ma ngay yëkkati ay kàddu di ŋàññi njiitu réew ma di Alpha Condé ndax nee na crise ba am ca Guinée du kenn ku dul Alpha Condé mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yaatal xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko ci tënk ak la xew ca Géejawaay ci benn nag école privée élémentaire ñu gën ko xam ci les Filao école boobu nag benn dal nag moo daanu ci benn salle de classe ba fukki ndongo ak ñett jëlee ca ay gaañu gaañu sunu naataango ba nekk ca banlieue bu Ndakaaru Salif Sow mi ngi ñuy toppal xibaar boobu du ñàkk ñu am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar waxoon naa ko ci ndoxteel yi ak comité nag bi ëmb intersyndicalu liggéeykat yu collectivité territoriales yi ñoom nag ñi ngi yëglu ci grève la ñu jëm ñu ne nag daanu fexe rek ci àllarba ji jébbal jëwriñ ji ñu dénk wàllum xëy mi bataaxal bi firndeel ni dañoo fas yéene banque seen yoxo ci liggéey bi ndax ñoom liggéeykat yooyu nag ñu ne kenn fulaalu leen ndax boobu ba nëga ni ña ngay ñaxtu ci seenub nekkin ci seenub liggéey waaye ba nëga ni gisuñu ci rek benn yokkute Aïssatou Gueye Ba Jafara Ba. ab réforme la bu fonction publique locale buy dooleel li di ak yelleef liggéeykatu collectivité territoriale yii lee loolu nag ñu tàmbali ko woon ci weeru mars 2011 waaye ba tey artogul tey jii nag ñu toll ci 12000 liggéeykat ñu daal di rek fësal li ñu jàppee comme ne warul am si seen secteur li ci mel ne yéexital mi. décret ci li nga xamante ne moo concerné organigramme type yi benn décret rek mais benn décret depuis janvier saisir nañ ko lettre pour mu recevoir ñu saisir nañ ko signalé nañ ko 1er mai. mu ne ñu décret bi dina génn boobu ba léegi gis ñu président mu jël chose yi en main parce que ñu constaté ne collectivité locale nekk na ministère boo xamante ne chaque fois day changer titulaire. juróomi syndicat yu daal di rek signé li di préavis de grève bi lee ab préavis bu ñu nar a jébbal ki di ministre du travail mercredi bi ngir gën a taral seen xeex nag ñu daal di rek tëral ay plan d'action. mobilisation d'abord ci région Dakar la ñuy commencé bu ñu fa jógee nag dem ci biir réew mi mobiliser camarades yi ba ñu dem. bu laajee grève bu métti dinañ ko def tëj yëpp muy département ba muy commune yi dinañ ko tëj pour que état bi waxaa ñun régler suñuy problème ñoom lu ñu bëgg a régler ñu ngi koy régler donc jot na vraiment ñu régler question yi. dinañ organiser ay sitting yu bëri nañ ko organiser pour vraiment gën a informer nit ñi dinañ organiser nag benn marche nationale dinañ invité Sénégal yëpp Sidia wax na ko léegi ñu toll ci 12000 travailleurs dinañ jéem a invité
travailleurs collectivités locales yu Sénégal yépp ñu ñëw daje Dakar ñu def fi benn marche nationale. syndicaliste collectivité territoriale yi leen di mettit lu ñàkk farfarlu bi leen nguur gi di def ci li ñu wax ñoom ñee nag jàpp ne rek dañoo war a jug ngir xeexandoo li nga xamante ne moom lañ jàppee comme lu nekk seeni intérêt. ñeneen ñi ñaxtu ba nekk ci grève banque seen yoxoo ci liggéey bi muy ancien interne ak interne yu hôpitaux yu Ndakaaru yu Sénégal sax laay wax ñetti fan nag la ñu toog grève li ko waral bokk na ci ñoom it ñàkk fullaal gu ñu ne kilifa yi fullaaluñ leen ko ñeent fukki at a ngi nii ñu gis nag lu soxal wàllug texte yi nga xamante ne nii moo tënk seenub liggéey amul lenn lu ca yokk tey nag wane nañu seenub naqar ci kanamu njëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllug wér-gi-yaram ci ànd ak Maguette Soirée Diallo ak Pape Sangone Mbaye. bëri woon nañu ñu ko teewee ngir wane seen mer seeni pancarte ñu tee ko kuréel bi ëmb interne ak ancien interne bu hôpital yi fii ci Sénégal daal dina décréter ñaari fan bu grève ñoom li ñuy ñaawlu mooy politique d'intégration bu jaarul yoon bu internat lu si mel ni yéexaay yu ñuy gis ci texte yi. concours bu ñu depuis 1972 ñu ngi koy organiser te même texte yooyu ñoo koy organiser muy ci programme bi muy sur le volet législatif mu avantage ak responsabilité interne yi lu si bëri répondre tul défi yi nga xamante moom la interne di dund tey ci service am ndax dafa bëri vide juridique te loolu ministère bi mooy suñu njiit yi ñoom reconnaître nañ ko que y a du lieu pour ñu avancer ci texte yi mais jusqu'à maintenant dañu gis lenteur boo xamante ni kenn mënu ko comprendre te loolu mën naa ni ministère da si am responsabilité historique depuis 10 ans bureau association yi fi jaar yëpp ci muy interne yi question boobu moom la ñuy teg ci table bi depuis même statut des internes loolu dara lu ñu war a régler la question yi nga xamante ni dafa la régime indemnitaire interne war nañ cee taxaw ak yeneen yi nga xamante ni. interne ak ancien interne bu hôpital yi ñoom ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri moo waral secrétaire général bu kuréel bi daal di amal ab mise en garde. ñun ñaanuñu yàlla pour ñu bañ a satisfaire revendication bi li ñu xalaat mooy tey jii nii bu dee ne ministère bi ñu jàkkaarloo ay responsabilité aussi santé population yi ñor na leen dinañ ci jéem a taxaw ñu wooñu lu mu gën a gaaw pas woote comme nañ daan defee di waxtaan ci ay promesses de réunion mais ñu prendre au sérieux question yi régler ko définitivement. au cas échéant li ñuy ñaan mooy président de la république aussi am na ci ngandama responsabilité mu jéem a xool nu mu ñu rencontré ngir ñu régler problème boobu. at bu nekk 45 spécialistes dañuy génn ci internat bi kuréel bi ëmb interne yi li ñu bëgg dafa leer moo ñu saafaraal seeni jafe-jafe ci nu mu gën a gaawee. bari na loolu nag li ñuy mettitlu ne mënuñoo bindu rek ci plateforme bi di campusen.sn ñu jagleel ko nag bachelier yu yees yi ngir nag ñu mën a yegg ci daara yu kawe yi yàgg nañu ko wax moo waral nag jëwriñ ji nga xamante ni moom lañu koo dénk rek daal di kon joxe ay tegtal ngir nag ñu jaar ca mu soññi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi ñu ko dénk nag ñu am daal noo xamante ni daañu ko doxalee ba bachelier yu bees yi dootu ñu am benn jafe-jafe. Aminata Mbaari Sow lañu ci àndal. fan yi ñuy soog a am baccalauréat nemmeeku jafe-jafe ci plateforme campusen.sn plateforme boobu nga xam ni leen moom lañ leen jagleel ngir ñu amal ci seen choix ñu mën leen orienté ci université publique yi ak institut yi nekk fii ci Sénégal ñu fàttali rek atum ren lu toll ci 54 415 ñoo am seen baccalauréat ñoom ñëpp nag nguurub Sénégal nee na ren ci université ak institut public yi la leen di orienté ren du liggéey ak université privé yi wala institut privé yi loole waral nag ñu nemmeeku jafe-jafe ñoom waa ministère de l'enseignement supérieur di ci andi leeral jàpp ne ñi nga xam ni njëkkoon nañu def seen demande orientation ak seeni choix ci noonu ministère de l'enseignement supérieur daal dinay jël yenn matuwaay ngir tontu ci ñi nga xam ni jotuñu def seen choix wala sax bu dee def nañu seen choix gis nañ ne jaarut yoon ci noonu muy xamle ne ñi nga xam ni jotoon nañu def seen choix ba pare nañu daal di valider première offre bi ñu njëkkoon def ba pare tamit daal di wëyal inscription bi nga xam ni tàmbali nañ ko ci université bi ñu tàbb deuxième consigne bi mooy étudiant bi bu mu defagum dara na xaar le temps que ñuy traiter liste d'attente am troisièmement ñu jàpp ne étudiant bi dafa war a renoncer ci proposition d'orientation biñ ko njëkk a def na toog xaar li des ci liste d'attente bi le ci fàttali rek ministère de l'enseignement supérieur nee nañ lu toll ci 45 584 ci ay étudiants dañ leen orienté ci université privée yi ci université publique yi ak institut supérieur d'enseignement professionnel ñeneen ñi tamit daañu xool naka la ñuy liggéey ak institut yi ci mel ni CESTI di centre bi nga xam ni foofu la ñuy tàggate journaliste yi wala sax école supérieure polytechnique wala fële ci EBAD ñu xool ndax dañ leen mën jël foofule.
Aminata Mbaxe Sow ñu lay jaajëfal waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi mujj naa wuy ji gannaaw ñaari yoon ñu ko woolu moom Seydina Fall Bougazelli ñu tudd ko nag ci mbirum faux billet waaye tey mujj naa dem ci section recherche bu gendarmerie ni ki ëllëg nag dana fa delluwaat di àllarba bu mu génne nag la mu xamle rek mooy dafa amoon lu ko gàllankoor moo waraloon demul wuy ji kenn ci avocat yu koy layel maître El Hadj Diouf ñu teewlu ko ak Pape Fara Ñing. ki doon seet mu ngi nii dañu woon dafa daw en tout cas bi mu waree ñëw bi ko wér gu yaramam mayee mu ñëw na ànd ak avocat léegi nag li ci des mooy biñ ñëwee teeru nañu teeru bu baax bu rafet commandant Mbengue mi jiite section recherche ak groupe am ak njabootam ñi mu àndal ñu ngi toog ñu ne ñu na buggaa ñëwaat suba incha allah àllarba ñaar fukki fan ci weeru novembre 2019 ci ñeenti waxtu ci ngoon bi 16 heures loolu la ñu mën a waxagum buggaa ñëw na wuy si na nee na ko na dellusiwaat suba incha allah bi suba dina dellusiwaat ànd ak avocat Maître El Hadj Diouf ñu jéggalu loolee ngeen seen nag ab caméra amateur la waxoon nañ ko tamit ci ndorteel li am na ñetti at ci tey ba ñu ko boomee moom Fatoumata Matar Ndiaye ci fàttali mu nekkoon juróomeelu vice présidente bu CSE jiite woon it jigéenu Benno Bokk Yaakaar yi ca Pikine njabootam nag ñu ngay wéy di sàkku yoon nag leeral mbir moomu ki ñu jàpp ne moo ko boom ba nëga ne nag mi ngi ci kaso bi kenn atteegu ko Salif Sow Asmalik Diop. fii sëgu jullit yi diwaanu Pikine la fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bu nekk rakkam ji day ñëw defar fi nga xamante ni la ñu denc magam di Fatoumata Matar Ndiaye moom soxna si dañ koo faat ki ko def gaañe nee ñu chauffeur am la ñetti at ginnaaw jiyee ji njabootam ba léegi mu ngi sàkku ngir yoon def liggéeyam mbir mi leer. jugement bi tamit yéex na état bi ne moom mooy jël affaire bi liggéeyam la daal ñoom ñoo koy jël si seen loxo lañ koy teg fu dossiers yi toll ñoom xam nañ ko ñun ñi dëkk ci famille bi xamuñu ko. président Macky Sall na jàppale famille bi bu dul dara sax sœur bi ci moom la nekkoon. ca kër ga nga xamante ni fa la doon yeewoo te it fa la jëye ji xewee woon gaañe ñi ngay ñaan ak it di tari alxuraanul karim fii xel yëpp ñoo dellu ci soxna si xol yëpp tooy benn jafe-jafe bi la làmmiñ yëpp bokk di ko wax. boobu ba tey ñu ngi ñaan mu leer mais boobu ba tey dara mu leer mooy lan ñu dem procès parce que leer na xam nañu su demee procès lépp dina leer moo tax ñu ngi ñaan chaque jour ki ko rey dund boobu jour procès. comme dossier bi kuloo na ko bu yàgg demoon na si juge d'instruction pare na si delloo na ko procureur lu muy xaar pour teg sur la table suy xaar su yéexal kay peut-être que. lii kii wax dëgg la moo tax peut-être que ñuy làq ñenn ñi. Fatoumata Matar Ndiaye moo nekkoon juróomeelu vice-présidente bu conseil économique social et environnemental moom itam soxna si moo jiite woon jigéen yi nekkee Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Pikine nee ñu chauffeur am moom moo ko boom njabootam nag dafa jàpp ne chauffeur bi loola dafa am ñu ko defloo. dund na juróom-ñeent fukki at ak ñeent moom Colette Hubert Senghor nekkoon soxna sa Léopold Sédar Senghor président bu njëkk bu Sénégal ni ki démb nag la faatu moom soxna sosé ay jege ñaaleem mbokk yeeg xarit yi tey ñu taataan leen suñu micro ñu yëy yàbbi rek ci soxna soosu nga xamante ne soxna su taaru woon la ñu ni waaye tamit doonoon na koo xamante ne ku yànji ku jege woon lool tamit borom këram Ibou Diouf. ñooñu ñëpp am nañ lu ñu jot a seex ak ki fi bàyyeekoo tey di Colette Senghor nekkoon soxna président Léopold Sédar Senghor ñoom ñii ñëpp ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax. jigéen joo xam ne dafa topp jëkkëram jigéen joo xam ne bés bu nekk daf doon fexe ba jëkkëram jóge ci pouvoir bi parce que moom ndeysaan xamoon na ne Senghor du chef d'état du koo xam ne daal dafa mun a nekk chef d'état moom poète la woon écrivain te dafa gisoon na daal. Senghor comme président de la République dafa nekkoon lu diis ci moom. Colette Senghor nekkoon soxna président Léopold Sédar Senghor ñoom ñii ñëpp ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax. mun naa wax daal madame Senghor jigéen la boo xam ne dama ko am admiration ci moom ndax
dafa laabir en même temps dafa nekk efficace. nit ku discrète nit ku toppatoo jëkkëram nekk ci place am daal am classe ak personnalité voilà marqué na jamono yu bari. ñu ne nag ku yàgg taxu borom këram la ci lépp lu mu doon dugal loxo Colette Hubert Senghor faatu fële ca Versant ca Normandie ca réewu France ñu def kem kàttan ngir delloosiwaat ko fii ci Sénégal comme ni nga ko yàgg sàkko. daan na jox ay conseils yu baax au président Senghor ba pare elle dafa présider tous les premiers grands organismes maanaam Croix-Rouge sénégalaise Village d'enfants SOS elle a été toujours présente. gannaaw wuyu ji borom kii di Colette Senghor nguuru Sénégal njabootu Léopold Sédar Senghor ak fondation Léopold Sédar Senghor ñu ngi def kem kàttan rek ngir fexe ba néew kii di Colette Senghor dellusi fii ci Ndakaaru su ko defee rek ñu dëjal ko ni mu waree. ni nga ko waxee Ibou Diouf ñu ngay def seen gént lay kàttan ngir rek néewam ñëw fii ci réew mi ngir ñu mën koo denc fa borom këram tëdd loole nag Moustapha Niass dëggal na ko moom njiital assemblée nationale jiite it conseil d'administration bu fondation Léopold Sédar Senghor ñu teewlu ay kàddoom. mangook ñuy jéggule rek ci dog boobi président Macky Sall sax moom mi ngi jaale njabootuk kookee di soxna Léopold Sédar Senghor di jaale mbokk yi ci mettit woowu nga xamante ni moo dal ci kaw Sénégal kon mu mel ni rek yemm na bu dee kon sotti na ñu dem rek déglu ji njiital assemblée nationale di Moustapha Niass. comme madame Senghor yàlla dafa jël ruuxam woo ko ci wetam ñu daje ak famille bi ñu ngi nii ñoom ñëpp ñii ñëpp ay sëtu Senghor lañ ak ñeesam Hélène Senghor ak Madeleine ak ñoom ñëpp. loolu moom pour ñu mën a waxtaan suñu biir seet naka la ñu mën a toppatoo ki yàlla jël président Senghor gaañoo. toppatoo boobu nag président Macky Sall mu jiitu personnellement. ndax démb bi yëf yi xibaar bi ñëwee dama ko woo mu ngi ci avion bi ko doon yóbbu Berlin maa ngi jóge aéroport dama ko gunge. moo wax ko affaire bi mu ne ma dana toppatoo yëpp en tant que Macky Sall woo Mohamed Boun Abdallah Dionne ne ko lu la ci Moustapha wax rek def ko loolu moo waraloon ndaje bi tey juróom-ñeenti ponk nag waxtaan nañ ci pour que fi dox na ko madame Senghor buggee woon ak na mu waree am. loolu moom décidé woon na ko ba pare. ci kanam jëkkëram boobu président Senghor gaañoo waxaan na ko. bi jëkkëram gaañoo moom lañ koy defal na mu ko buggee woon noonu lañ koy defal. ngook ni ma ko waxee loolu président Sall nag mi ngi jaale njaboot gi ak képp koo xamante ni jege ñaale nga ndax jàpp na ni Sénégal nag moo ñàkk nag ki nga xamante ni moo nekkoon première dame soxna njiitu réew bu njëkk fii ci Sénégal ni ma ko waxee léegi muy nag Colette Senghor di soxna Léopold Sédar Senghor. ñu àddu ci leneen nag lu soxal wàllug dund gi fii nu ñuy fexee rek ba mu gën a ñoŋ ndax léeg-léeg rek ñu gis ni ay jafe-jafe am na. lu ci bari ñu jàpp ni coppiteeg jaww gi tamit dina ko faral di indi moo waral nag ki nga xamante ne nii ab gëstukat la ca ISRA yëkkate ci ay kàddu muy docteur Saliou Ngom di sàkku rek ñu jël ay matuwaay ci wàllu woowee naka noonu it ñu jàpp sax ne loolu bu ñu ko matalee sax dana tax nag plan Sénégal émergent tamit ñu daal di rek kon matale lenn ci matuwaay yi ñu jël ñu teewlu ko moom moomu di docteur Saliou Ngom ci micro Maguette Soiré Diallo. agroécologie dafa nekk loo xam ne ñëpp moom la ñuy waxtaanee am na lu tax ñu koy waxtaanee ndaxte kat agroécologie yaakaar na agriculture bu mu toll ci suñu environnement ñëpp a xam ne léegi am nañ ay gàllankoor ñi ngi wax ci ay changement climatique ñi ngi wax ci environnement de production ak problème yoo xam ne mën na laal wér-gu-yaram nit ñi mën na laal wér-gu-yaram jur gi loolu yëpp. donc bu ñu demee ba suñu président engagé ne dafa bëgg léegi adopté bi ne agriculture boo xam ne dina mën a aar population bi en terme quantitatif mais qualitatif donc loolu lu am solo la donc mën na wax ne tey bés bi dina nekk lu am solo lool lu tax ndax boo xoolee CEDEAO jàppale na 5 réew yu mel ni Mali Togo ak Burkina ak Côte d'Ivoire boo ak ci wàllum jàppale leen ci wàllum xaalis pour ñu song problème mbirum agroécologie ñu ngi dajale fi nga xam ne ñëpp la ngir jéem a
joxe document boo xam ne ci la ñu sukkandiku pour yóbbu mbir mi ci kanam. Umaru Sissoco Embalo nag bokk ci candidat yi xëccoo réewum Guinée présidentielle bi nag war a nekk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi ñu nekk nag moom ma ngay joxañ baaraam rek ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew ma di Alpha Condé ndax ci gis-gisam Alpha Condé nag crise ba ci Guinée moom moo ko indi da jàpp ne nag Alpha Condé moom nga xamante ni moom mooy médiateur bu CEDEAO dafa làqatu rek ci ginnaaw kuréel googu ngir nag def lu ko neex ca réew ma ñu teewlu ko Umaru Sissoco Embalo ci micro Barka Ba ak Xali Ndiaye ñoom la ñu yabal foofee ca Guinée. Guinée-Bissau c'est partie de CEDEAO. Pour nous CEDEAO c'est l'organisation sous-régionale. Guinée-Bissau réew la bu bokk ci CEDEAO te CEDEAO jàpp naa ne mooy organisation sous-régionale bi ci Afrique buy dox bu baax a baax donte nag am naa respect trop ci yeneen organisation yi wante nag commission bu CEDEAO warul nangu Alpha Condé di bootu ci ginnaawam bëgg ñoo imposer loo xamante ne ànduñu ci loolu duñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. Guinée-Bissau réew la bu moom boppam ba tax na nag force vive yi yëpp rawatina candidat yi ci élection yi moo xam Maru Vaz la moo xam Carlos Gomes wala man ñun ñëpp dañoo bañ stratégie bi ñu CEDEAO bëgg a imposer te kenn nekkul ci ginnaawam lu dul ñu mel ne ay Alpha Condé. Guinée-Bissau bi Mario Vaz ñëwee boo xoolee Alpha Condé balaa moo toog ci nguur gi moom moo yàq Guinée-Bissau man nag tey jii buñ ma falee dinaa def sama kéem kattan ba jàmm dellu siwaat si Guinée-Bissau mu amaat stabilité am. Ici c'est pas république bananière. Guinée-Bissau, moi en tout cas si je suis élu, comme tu as vu la population et la foule qui me soutient, Guinée-Bissau je vais les stabiliser. Ce sera plus jamais une république de bananiers qui n'importe qui fait n'importe quoi. Umaru Embalo Sissoco Embalo nekk rek kenn ci candidat yu Guinée mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ma daal di rek bàyyiwaat Aram Touré mu wéy ci Soir d'info.